jëf mbokk yi topp seen télévision Siweul TV am nañ mbégte trop di kaat ak yéen ci seen émission Café Siweul ni ngeen ko xamee altine bu jot ci heure bi ñuy ñëw ak yéen di ànd ak yéen ci émission bu ni mel ñuy waxtaane nag lépp loo xam ne actualité la ci biir réew mi mbaa ci bitim réew tey nag ngeen ko xam ne mooy altine juróom-ñetti fan ci weeru mars saa suñu ko tuddee nag suñu xel dafay dem ci bëccëg bi nga xam ne moom lañu jagleel jigéen ñi ci àdduna wërngal këpp tey jii nag ñu bu jël bés bu ni mel daal di koy lëkkale ak actualité ndax kenn ku ne xam ne jamono ji réewum Sénégal mi li fi nekk ci actualité mooy mbirum Ousmane Sonko mi nga xam ne ginnaaw ba mu ko tegee loxoog léegi am na ay yëngu-yëngu yoo xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci biir réew mi moo tax ñu jël actualité bu ni mel kole ko ak juróom-ñetti fan ci weeru mars muy bés bi ñu jagleel jigéen ñi daal di fi indi kenn ci jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci parti Pastef ca dëkk bu sell bii di Touba di soxna Codou Ba moom mi nga xam ne moo jiite commission féminine ci parti bu ni mel fii ci diwaan bi moom lañ fas yéene àndal ci émission bi ak suñu naataango di soxna Awa Diop kon tey daa mel ne ñaari jigéen lañu indi li ko waral yéen a ko gën a xam bëccëg bi di juróom-ñetti fan ci weeru mars di bëccëg bi ñu jagleel jigéen ñi soxna Codou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di nuyu ñi ci plateau bi ñëpp di nuyu sama naataangoo bi soxna Awa maa ngi leen di ziar bu baax te di leen jox seen wàccuwaay. jërëjëf soxna Codou Ba moo jiite commission féminine ci parti Pastef moom la ñuy àndal ci émission bi tey ak suñu naataangoo di soxna Awa Diop Awa nuyu naa la. maa ngi lay fay Birane di nuyu suñu mbokku téléspectateur Siweul TV yi di am mbégte ak contentement bokkaat ak yéen plateau bii di Café Siweul di la nuyu soxna Codou Ba di la jox sa wàccuwaay di la wax bienvenue daal merci beaucoup. tey kon ñaar ñooñu laa fas yéene àndal ci émission bi Pape Demba Lo dafa am fu mu demoon xanaa bu ñëwee dana joxe explication yi ñu xam fan la nekkoon ni ma ko waxee sànq juróom-ñetti fan ci weeru mars la ñu koy collé actualité li yëngal réew mi loolu nag tax nañu indi benn jigéen ci ki nga xam ne mooy soxna Codou Ba jiite commission féminine ci parti Pastef fii ci diwaan bu Touba soxna Codou ginnaaw bu ñu rafetloo wuisu bi nga wuisu suñu invitation ak jàppandal gi ñu ko jàppandal tey jii mooy juróom-ñetti fan ci weeru mars ñu jagleel ko jigéen ñi ñu egsi ci réew mi demee nii ba ban jàngat nga ci am. xanaa am ci rek naqar am ci tiis ak jaaxle ndax ku nekk xam na ne fi ñu toll nii réew mi yëngu na yëngu goo xam ne gi jaaxal na doomu aadama yépp jaaxal na doomu aadama yi am nañ ci tiis ak naqar bu baax a baax a baax 8 mars bii nag ñu nar ko feete ak métit ak naqar ak njàqare ndax ku ne xam na ni 8 mars dafay bés boo xam ne jigéen ñi lañ ko jagleel mu waroon a doon bés boo xam ne bii bésu naataange la doon ci ñun bés boo xam ne dañ ci daan am fierté di ci bég di ci xamle suñuy liggéey ak suñu tolluwaay waaye tey dafa ñëw nekk bésu tiis ak naqar ci ñun bu baax a baax ndax liy sabab gi mooy tey dañoo frustré jigéen te ñi nga xam ne ñoom ñoo ko def mooy ñi nga xam ne ñooy suñuy njiit tey looloo tax 8 mars bi daal ñun naqar lañ ci am daal buñ koy feete dañ koy feete ak naqar. yaa ngi ne dañoo frustré jigéen. waaw daa mel ne leerul ci ñun bu baax a baax boo ñu ko doon leeral frustré jigéen ci ban anam. maanaam li ma la ko mën a leeralee mooy tey mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sonko dañu ne Adji Sarr ak Ousmane Sonko mais du Adji ak Ousmane Sonko Macky la ak Sonko ndax Macky mois de mars ci ni ma ko jàngatee dama yaakaaroon ne dafa waroon a dooleel jigéen ñi mais dafa utiliser jigéen ndax boo jëlee jigéen di yëkkati ay millions di ko jox pour xeexee kook sa adversaire politique ñun naqar lañ ci am ak gàcce. waaw soxna Codou mu ngi wax ne naqar ak gàcce la ci ngi bi nga xam ne dañoo utiliser jigéen ci ay waxam moom ngir di ko xeexee adversaire politique waaye fi mu bëgg waxe fi ak yow mooy ñoom ay jigéen ñoo xam ci seen parti lañ bokk gis nañ ñu jël leen dugal leen kaso ay fan doog leen a génnee tey jii ñu nekk ci juróom-ñetti fan di fàttaliku jigéen ci àdduna wërngal këpp suñu dellusiwaatee ci xew-xew yooyu fi jaar ak tey bés bi nii yow noo ko jàngate. comme fi mu daanee rek foofu laay jëlee parce que 8 mars dañ ko fonk lool
surtout suñu Sénégal kii dañ ko fonkoon lool sax parce que mën naa ne benn bis la boo xam ne fête la ci ñun jigéen ñi ñu jagleel ñu ko ñu moomoo ko kon tey bu ñu demee ba ne tey jii la te tey jii aussi ñu gis que ni que mën naa ne bolewuñ ko sax ci programme bi parce que mooy li wàcc suñu kaw rek muy affaire Sonko bi ak Adji Sarr kon dem na ba tey jii nii ñun benn fête bi nga xam ne moom lañ am ci at bi xañ nañ ñu ko ndax lan politique ñu xañ ñi loo xam ne nag mën naa ne at mi mënuñu ko rattraper xanaa beneen at muy wax ñu xoolaat bu baax a baax a baax ni ñuy demee ci dëkk bi xoolaat bu baax doxalin dëkk bi parce que mën naa ne politiciens yi kese newuñu ci dëkk bi parce que bu yàggee day mel ni ñoom ñooñu moom dañu war a bàyyi xel que ni que ñoom dong newuñ ci dëkk bi ay kilifa dinañ ci dëkk bi ay nit a ngi ci dëkk bi ñu respecté leen xool bu baax yenn defi ni ñuy def parce que daanaka dañ naan ñoom ñoo ñuy lor ñoom ñi ñu jiite war ñu teg ci bon chemin ñoom ñoo ñuy lor jamono jii nii su ma sañoon ñu xoolaat bu baax a baax ni ñuy doxalee ak ñun. Soxna Codé yaa ngi jàpp ne dañu utiliser jigéen ngir xeex adversaire politique waaye est-ce que mënuñu jàpp ne dañuy jéem a delloo jigéen ciram bu fekkente ne jigéen gi ñu bëgg a delloo ciram dañ ko jëf-jëf joo xam ci Sénégal kenn mënu ko fa rafetlu mu dem porter plainte est-ce que tamit nekkuñu di delloo jigéen ak yelleefam dëgg-dëgg comme ni nga waxoon dañuy jéem a delloo ginnaaw seen ak seen yelleef. non xam nga li nga may laaj yow yaa ma ko gën a xam parce que mbirum Adji Sarr ak Sonko dafa leer ku nekk xam na ni lii nga xam ni moom la ñu teg ci table bi tegal ko doomu aadama yi ñun mënuñu ko gëm ndax dañoo xam suñu leader moom mooy kan xam nañ kan mooy Ousmane Sonko xam nañ lu mu capable ak lu mu capableul nit ki nag boo ko xamee di dund ak moom di liggéey ak moom kon war ngaa xam lu mu capable ak lu mu capableul loolu dafa doon loo xam ne lii xeex la rek parce que xam na ni Sonko fi ñu toll nii moom il est le seul boo xam ne bii moom la Macky Sall di tiit Macky Sonko la tiit moo waral lii nga xam ni moom la teg ak Adji Sarr ba mu commencé problème Adji Sarr ak Ousmane Sonko ba léegi ñoom chemin bu ñu tëral rek da ngay gis ni day am faay saa yu ñu yëkkatee benn wax rek wax boobu day dem ba ci biir mu am faay kon ñoom moo lay wan ni la li nga xam ne moom la ñuy teg ci ndoddu Ousmane Sonko dara amu ci du dara loo xam ne lii nekk na ci affaire politique la rek daal te rafetul ñuy jël jigéen di ko politiquer xool nañ Adji Sarr xam ni Adji Sarr benn girim la baayo la amul ndey amul baay jigéen la xale la ñu ñëw jël ko jaar ci xelam nax ko luñ ko naxee muy dañ koo jëndee xaalis parce que xam nañ ni amul doole mu ngi góorgóorlu di dóor waar ñu ñëw fekk ko ci loolu nax ko won ko xaalis moom it ci bëgg a faj ay soxlaam moo waral moom mu déggal leen ci loolu fekk si leen ci mais Ousmane Sonko moom ku ne xam na ni lii politique moo ko lal mais du dara loo xam ne lii laala na ci te ñun du yàqu ci suñu ngëm-ngëm dara saa su ne ñi ngi jàpp ci li ñu jàpp rek te gëm ko bu wér. ginnaaw bi ngeen xamee ne liñ leen di tuumaal defu leen ko soxna si jàppoon nañ tamit ngeen dem ci yoon warutoon nekk jafe-jafe mën nañ gëm ne li ñuy dund ni lépp seen ñàkk nangu dem ci yoon moo ñu ci indi tey ji. non ba ñu dem ci yoon ba ñu dem ci yoon mais dañoo bëgg lépp loo xam ne dañ koy jóg di ko dox mu doon ci condition yu leer ndax yow Sonko ku ne xam na ni bañ ko convoqué lam leen njëkk a wax mooy il faut ñu dindi malaanum kiiraayam. am na mais est-ce que teg nañ ko ci yoon jaar na fu mu war a jaar benn jaarul fi mu war a jaar ñaareel ba bi ko àdduna yépp ñaanee kilifa yi ñaan ko mu may leen cër ba fas yéenee dem wuyu ji yow wuyu ji bi Sénégal yépp gis nañ ni mu demee kidnapping moo ci mujj. Sonko buñ ko bàyyi woon wala ñu bàyyi ko ak ay avocat am bañ ko jëlsee kon ñoom doon nañ ko yóbbu mu wuyu ji leen mais ñun kidnapping la ñu gisuñu leneen. waaye nag yàgg nañ gis ci Sénégal ñi yor suñu wàllum kaaraange bés jot ñu ne tey yoon bi kenn du fi jaar fii la ñëpp jaar kon jot naa ne Ousmane Sonko nekk un citoyen sénégalais comme ñëpp suñ ko rëddalee itinéraire na ko jaar ci war na ci mën a jaar. loolu man d'accord ma ci. d'accord ma ci parce que Ousmane Sonko ñoom gënuñu koo xam li muy doxal gënuñu koo nekk intellectuel
xam na ay droit am. dañ ko yilif nit ki doo ni déedéet maa la may ay bët fii nga war a xool exemple bi noonu rek la demee ci li nga wax chemin bi ko neex fa la war a mën a jaar dem ñoom l'essentiel est que dañ koo convoqué wuy si convocation bi loolu la ñu war a xool na ñëw wuy si leen mooy essentiel bi mais quant à da ngay wuy si mais yoon bii laa bëgg nga jaar ci mais yoon woowu su ko arrangé wul du fa jaar te su fekkoon ni déggal nañ ay avocat am ba ñu waxee juge bi ñoom ñu ñëw pour jël si Sonko suñ ko bàyyi woon Ousmane Sonko dana ànd ak ay avocat am dem tribunal wuyu ji mais li ma fa gis daal kidnapping laa ko mën a tuddee du leneen. jaay doole daal moom moo nekk Sénégal. waaye rongo ñi baadoola dootu fi siim ca rëy buur. li ma daa mel ne suñ ko déggee wax bu baax tamit ñoom du ñu xaw a engagé ci xeex bi tellement est-ce que jamono ji ñu toll war nañ rigueur boobu war na am est-ce que waruñu nekk à l'apaisement waxtaan xool réew mi nag nu ñu fexee ba jàmm dellusiwaat waaye suñ ko déggee bu baax mu ni muy waxee dafay mel ne ba tey seen engagement ngir jàkkaarloog nguur gi fi nekk dañagul ci ñoom. mais mën naa ne benn côté waxtaan dafa weesu parce que nit doo bàyyi ba dara nekk sa kanam nga door a jug ne da ngay waxtaan bi démb la woon parce que premièrement li mu wax dama ci ànd ak moom nit tey ji yow mi tey doo jug di ne da ngay dem ma ne la déedéet bul jaar fi jaaral fee xam nga yeb naa la foofu noonu parce que ba ngay jug di dem dangaa jug ak sa ay propre volonté di dem kon man waruma la sàkkal la lay waxaat rek ñun yàgg nañ gis bis ñëw suñu yor suñu kaaraange ne tey yoon bi kenn du fi jaar ñoom ñoo xam la fa nekk ci kaw yoon boobu noonu tey mën nañ dem route yi nekk en chantier ñu ne kat route bi dafa nekk en chantier jaar dévier leen ngeen jaar fee mais route boobu dara nekku ci lu tax kon ñu ne ko doo fa jaar kenn xamul moom mu xëccoo ak ñoom ne fii laay jaar mais bi mu demee ba xam ne lii day jur coow mu jël yoon biñ ko wax te tamit bàyyiwuñ ko ak sagoom parce que bi ñu demee ba nit ñi sonal leen tellement ful bi bari woon na dañ ko wàcce otoom par la force dugal ko seen oto yóbbu mooy kidnapping bi kon moom demul ak ay propre volontaire dañ ko forcer mën naa ne loolu forcer laa ko mën a tuddee te loolu lépp mënoon nañ fa bañ a yegg ndax suñ ko woo nañ ko liñ ko doon teggiloo teggi nañ ko jël nañ ko woo nañ ko tel jour ñëwal kon mënoon nañ ko bàyyi ak conscience tranquille am mu ànd ak ay avocat am dem ba tribunal te benn jeune du génn ci mbedd kenn du xaañ kenn du sànni kenn lacrymogène ci la paix mais daanaka ñoom ñoo indi fitna bi ndax tey jii yenn li ñu war ñëkkoon war a éviter mooy dem di génne policiers yi ci yoon bi Sonko mu ngi wuy ji day tax que ni jeunes yi dañuy am lu ñaaw ci ñoom lu ñaaw seen xel tellement que dañ ko bëgg ñoom tamit ñu génn def seen manin xeex sànnante ay lacrymogène def lii fekk loolu lépp mënoon na ci bañ a yegg ci kawoon ñu waxtaanee ko bàyyi woon ko mu dem ak propre volonté am dem ba egg ñu lijjanti li ñuy lijjanti suñ koy bàyyi ñu bàyyi ko suñ ko bàyyiwul nag foofu noonu la guerre commence mais mën naa ne lépp ci ñoom la jóge leneen loo xam ne tamit kii soxna Codé man jàpp naa ne Ousmane Sonko tamit lii réew mi fii ñu egsi tey moom am na ci part de responsabilité ndax suñu ko xoolee ci discours yi nga xam ne moom la def ñetti discours yépp li mu def avant ñu egsi fii wax ji tàngoon na lool est-ce que tamit moom apaisement boobu nit ñi doon woote moom mu nga fa woon. bien sûr parce que digg nañ mu dem ba ne rapport de force la nguur gi xam. waaw mais moom la ñu xam nguur gi li mu xam la wax li nguur gi xam moom la leen tegal parce que tamit il faut nag mu rendre compte ay militants am ñu xam ni carrément ak àdduna sax laay wax ñépp xam ni nguur gi lii mooy li nga xam ni moom la ñu tëral ndëgg sërëx kese lañ ko tëralaloon moom ay pièges yi kese la ñu tendre kon nag léegi bala moo daanu ci piège yooyu il faut moom déet daanoo gu ci de parce que ñoom fi ñu toll nii dina leen coûter cher te coûter na leen cher ba pare te lii am lépp tey jii violence bi am lépp man dama naan lépp président la. yéen nag am ngeen ci part de responsabilité. amu ci benn part de responsabilité parce que ñun ba ñu jógee rek accepter pour dem wuyu ji monsieur le juge su fekkoon ne teg nañ mbir mi ci yoon ku ñu convoqué nag booy jóg da nga ànd ak say nit. waaw man nag jàpp naa ne Ousmane Sonko bu bëggoon a wuyu ji du ànd ak kenn mën na ko. mais du ko def ndax militants yi ñoo ko dul may ñun ñoo ko bëgg. ñun ñoo am Ousmane Sonko lu ñuy yëg ci moom ak lu ñuy sentir ci moom ba tax fu mu jógee fu ne patriote yépp jóg ànd ak moom
loolu mënul ñàkk ku ñu convoqué tribunal ku ne booy dem say mbokk ànd ak yow kon ñoom buñ ko bàyyi woon dinañu ànd ak moom gunge ko dem ci jàmm ñu juger ko ci jàmm doomu aadama yi ñibbi ci seeni kër ci jàmm mais nag ñoom ñoo tegul seeni mbir ci yoon man force de l'ordre yi mënuma leen a coller motif parce que ñoom violence bi ma nga jógee ca suñu njiit ya dalee ko ca préfet li am lépp moom la kidnapping bi man dama naan moom la président ngay wax ndax moom la ordre ya mu jot mais moom la ñu jox ordre yi mu ñëw exécuter ordre yi loolu mooy li yëngal jamono ji kon kay ñoom ñoo yëngal àdduna mais Sonko deful dara. mais est-ce que fi ñu toll ci pandémie beeg yooyu yéen it waroon ngeen rassembler wu génn di def seen mbooloo yooyu def ngeen ko le 8 ñëw defaat ko barki démb yéen am ngeen ci part de responsabilité nag soxna Codou. ma ni pandémie beeg couvre-feu yeeg yépp politique la rek lépp politique la dëgg la pandémie bi mu ngi fi kenn werantew ko mais politique mu ngi ci biir pandémie mi ngi fi jóge fi ku ne xam ne mi ngi fi mais politique da koo lal ndax couvre-feu bi ñu def couvre-feu Thiès lañ ko yemale Dakar. pour quelle raison ay ma ne la pandémie mu ngi fépp mi ngi fépp couvre-feu bi Thiès ak Dakar daal ñoom ñi ngi woon ci seeni programme yoo xam ne moom lañ doon tëral xam nañ ni Thiès ak Dakar ñooy bunt bi ñu fexe tëj branche yooyu mais mënul yomb ci ñoom du yomb li gën nag mooy bu fekkee ni jàmm la ñuy wut bëgg jàmm nañu libéré xale yu ñu téye libéré Ousmane Sonko mu ñibbi si njabootam ci jàmm am ci réew mi loolu daal mooy li nga xam ne mooy solution bi nga xam ne moom mooy saafaraal lii mais sinon du yomb. libéré Ousmane Sonko la jàppale moom mooy saafara si waaye léegi suñu demee ba ci réew mi soo amee ginnaaw rek bu ñu la jàppee ñu ne libéré la nañ la libéré ñi nekk ci kaso bi nag kon lan mooy seen àtte ñoom xam nga tamit war nañ ci mën a xalaat bu baax dafa am ay nit ñun jàpp ñu def dara ñu àtte leen dugal leen kaso Ousmane Sonko bu ñu daa def dara est-ce que waruñu ko mën a àtte quelque soit alpha dañ ko war a mën a àtte xanaa. mais dañoo def dégâts. ñoom dañoo def dégâts mais Ousmane Sonko li ñu ko waxal dañ koo sosal mais da cee laalul dara. mais loolu nag moom moo ko xam ak ndaw sa rek mën nañu wax loolu. da cee laalul dara li ñu wax dara amu ci li ma la wax lépp politique moo ko lal parce que yow yéen ñëpp yéen a ngi ci site internet yi yéen a ngi Facebook yéen a ngi gis lépp lii xew Sonko toog na tegal leen lu leer naññ te responsable la jullit la gu dëggal ak jullitam àdduna yépp xam ko ku sell boo ñëwee fekk lu set wicc na nga bëggoo tilimal da ngay taq ripp yow te looloo leen dal ñoom. awa li ma ko waxoon laa lay waxaat ndax Ousmane Sonko dossier bi askan wi li ñu xaar mooy mu leer nañ ñu xam li xew fan la dëgg féete ak ñeneen ñi nga xam ñoo def ak kan moo def ak kan moo deful mais niñ ko bëgg a doxalee ñoom nañ libéré Ousmane Sonko rek est-ce que loolu mooy solution bi. pour man solution bi du loolu parce que moom Sonko ci boppam sax bëggul ñu libéré ko ci ay nañ ko libéré moom ci boppam bu sañoon ci lu set wecc lay génn. xam ne tey jii su génnee dina nooyuwaat ne alhamdulilah lañ ma doon toppee defuma ko mais duñ dépendre ci que jeunes yi ñi ngi taal dëkk bi patati patata rek dañ ko war a libérer pour jàmm ñëwaat même moom bu ñu ko defee ci loolu gëwuma ne lu koy neex la parce que l'injustice lay doon kon il faut que ñu àtte ko ci justice dëgg mu xam ne moom instant bi free toppeetuñ ko dara li ñu ko doon toppee yépp dara amu ci mu door a mën a tëdd nelaw mais même bu ñu ko bàyyee tey ay liberté provisoire wala jeunes yi lañuy ragal ñu yàq fii wala ñu xaañ wala ñu rey fii nii moom ci boppam sax lu dem ak conscience tranquille parce que loolu noonu mën na ko topp ba tey 2024 mu war a taxaw posé ñu ne ko am nga lii ak loi am nga lii ak loi mu empêché ko ay kiiwam candidature am wala affaire yooyu noonu moo tax ma xam ni lépp lu ñu ko war a toppee rek nañ ko topp ci yoon teg ko ci yoon ba tey moom bu génnee duñ ko toppee dara bañ ci xool kenn def seen liggéey ci yoon tamit. xam nga tamit li tax mbir mi dina jafe lijjanti moom lépp lu ñu koy toppee daf ko teggi teg fële parce que viol la woon ak menace de mort ñu porte plainte ñu bëgg ko topp ci loolu mu lànk ne du wuy ji tey jii ñu ngi ci ay trouble à l'ordre public ñu ngi ci appel à l'insurrection lu ci nekk ñu ngi koy toppee mais wax ji mooy que de moom du sax nangoo tontu ñi nga xam ne ñooy enquêteurs yi. mais c'est normal parce que tey jii nii ay avocat jëloo leen ci zéro pour ñu topp la di la xool mën naa ne am na point boo xam ne boo fa yeggee
da nga leen a jël pour ñu défendre la te trouble à l'ordre public boobu noonu mën naa ne nu ma ko mën a waxee sax ci ñi nekk ci en hauteur ñoom ñoo ko indi parce que buñ ko demul woon pamte forcé ko ne ko da ngay dem wujji kon amaan loolu lépp du ci am kon ni ñu koy toppee yëpp mën naa ne buñ ko taqalee benn ñoom dugg nañ fukk parce que nit ki liñ naan nit doo ko topp ba mu sës loolu la def na ak deful nañ bàyyi lépp ci loxo yi yoon état génn ci politique génn ci yoon def liggéeyam bu boobaa dinañ xam def na wala deful mais fii ak affaire bi fi mu nekk la nag il faut mu louche parce que politique la bu nekkoon ñi nga xam ne kenn xamu leen wala dara kon lijjanti nañ ko mu jeex ku ne xam ki yee def wala kee deful mais politique la ak fi ñu toll ci politique bi nii c'est normal affaire bi jaxasoo lii mais man li may ñaan mooy nañ ko teg ci yoon te gaaw tamit lijjanti dossier bi jàll ci leneen parce que du lii rek moo fi nekk parce que gis naa ne que léegi nit ñi liggéeyatuñu normal xale yi téyeeti nañ leen jàngeetuñu yu bari taxaw na instant bi Sénégal ndax lan mbirum Sonko Adji Sarr léegi dépassé nañ ko sax ñu ngi ci Sonko ay yeneen ak yeneen ak yeneen te loolu mën naa ne dañuy tardeel Sénégal dañu war a xool lu ñuy avancer ñu ciy dem mais pas di nekk ci détail yoo xam ne daf ñuy tardeel daf ñuy delloo ginnaaw. soxna Codou est-ce que tamit manifestation yi am liñ ci yàq ñi ci ñàkk seen bakkan nga yaakaar ne loolu du gën a mettil dossier seen leader bi di Ousmane Sonko ndaxte est-ce que li xew ni ci dëkk bi li ma la waxoon sànq responsabilité am kenn mën na ko cee génne. erreur judiciaire. man loolu justice Sénégal laay wax waaw ñoom ca njiit ya la mais loolu du part de responsabilité wu Ousmane Sonko yoonam nekku ci. mais li war a ñu taal dëkk bi nii ay nit ñàkk seen bakkan taal dëkk bi ñoom ñoo joxe mot d'ordre pour ñu tirer ñoom ñoo leen sànniloo lacrymogène yi bu ñu leen santuloon bu ñu leen joxuloon ordre pour ñu tirer kon du ñu tirer ci population bi dégg nga te bu fekkoon ne oyofal nañ mbir mi teg seeni mbir ci yoon Sonko day dem ànd ak ay militants mu wuy ji luy am mu amee foofa mais yow xam nga ni ñii ci ay erreur léegi la ñu tegu ba ñu débuté affaire Ousmane Sonko ak Adji Sarr ba léegi ay erreurs yi kese ci lañ taxaw ndax benn luy sababu ñu jël Ousmane Sonko nee ngeen da ngeen ko arrêté ñu arrêté la ba pare di la jox mandat d'amener foofa jël la 4 heures et quelques ñu lay jëlee ci sa cellule di la yóbbu ci juge sans pour autant que say avocat ñëw ñu obligé ay avocat am publier affaire boobu doomu aadama yi àdduna ñépp dégg ni kidnappé nañ Ousmane Sonko encore yóbbu fu ne ñu wër gisuñu ko finalement ñu ne leen mu ngi ci bureau juge bi léegi loolu fan la ko juge bi teg ñu ñëw ay avocat am bëgg a dugg ñu téye leen léegi ñun ban Sénégal la ñu nekk fii moom buur moo fi nekk Macky moom buur la waaye na xam ne rek moom ba Ablaye Wade taxawee ci tànkam ñun ña ko doon xeexal man ca laa man ña doon reyante affaire ba maa ngi ca woon ànd ak Moustapha Cissé Lo Ami Mbàkke ak ñoom Abdoulahat Sadaga nekk ci waar wi fu ñu dugg teg naa fi sama tànk su xooloon foofa nag mu delloo si waat ko kon yaakaar naa ni mu joué ak Sonko du ko def mais nag dafa ñemewul ndax dafa xam ne dafa song kàngam mais du yomb de. mais soxna Awa ñun egg guñ ci élection présidentielle lu tax yéen ngeen jàpp ne ba tey Ousmane Sonko li ñu koy def affaire politique la te ñun waxi 3 ans moo dox suñu digg ak moom bu ñu waxantee suñu digg ak yàlla réew mi am na leneen lu gën a nekk priorité politique. mais moom ña nga xam ne ñoo ko jaaxaloon ñépp ku ci nekk liquide na la soow moom dem na. kan mooy soow waxu soow. kan mooy soow. jaaruma ci turam xam na boppam. soow moom fekke na ko. kan mooy soow. léegi kon le seul adversaire bi nga xam ni moom moo fi nekk mooy Sonko comme Sonko jaaxal na ko te li muy xëcc moom bi boo mu bañ koo ŋàng ci gémmiñam muy 3e 3 moom chiffre 3 moom la ñuy bañ fii ci Sénégal. sa musul wax de def 3e mandat musu ko wax. waaw mais bu mu ko ŋàng laa wax. ko ba tey loolu kenn mënu ko taxal. mais baax na nañu dem rek président la de. xam nga loolu affaire mbir la boo xam ne de tout. xam nga avec 3e mandat président Macky Sall ak askan wi mais du président du Macky Sall ak Ousmane Sonko nag. waaw moom ak askan wi la. waaw moo tax askan wi di xaar loolu moom ak Sonko
Ousmane Sonko Adji Sarr Macky la ñuy wax te duñ ne Adji sax dañ ko ciy génne léegi Macky Sonko la parce que rôle bi lépp ñoom la rôle lu état la xeex la rek ñu jàkkaarloog seen adversaire di ko jéem a xeex mais seen plan dafa échoué parce que kii ay loxoom dafa set wicc nga bëgg koo taqal yàlla du ko seetaan yàlla du seetaan doomu aadama ñu tooñ ko ba pare mu wëlbati ko ña ko tooñ am dëgg ci kawam mënta nekk waaye nag liñ naan Sénégal moom doole moo fi mën dëgg waaye bii yoon du demee noonu parce que nit ñi léegi dañ leen a yee bu baax a baax ñu xamaat àdduna bu baax xam li nga xam ne moom la ñu war a doxal pour am li nga xam ne mooy suñu liberté totale te ñoom liberté lañ ñu bëgg a xañ fii kenn du wax bañ nañ ko bu ñun ñépp suñu portable dafa nekk sous écoute loo wax ñi ngi koy jël léegi lan la lu xew ban monde la ñu nekk Macky Sall jun dañ koo fal pour mu ñëw gouverneel ñu defaral ñu suñum réew am njàng am nit ñi am lu ñu liggéey jeunes yi mais fii Touba surtout ñun Touba ñun ñoo war a gën a jooy parce que fii Touba lan moo fi am coono yi kese. danaa ñëw ci yow fii Touba waaye am na ginnaaw bi jafe-jafe xew ñëpp doon xaar président Macky Sall ngir mu génn wax ak askan wi mën nañ ne def na ko ndax yónnee na le ministre de l'intérieur monsieur Antoine Félix Diome wax na ak ñun waxam ji bi nga ko déggee noo ko jàngate man déggu may wax. mais ministre de l'intérieur di wax ak yow Sénégal nga ne doo ministre de l'intérieur lim fi wax dafa teguwut. lu tax li mu wax dafa gën a yëngal jamono. mais moom rôle am mooy nag ne nit ñi nag am na ci réew mi xanaa. mais li mu wax dafa dul waxi dara. kooku moom waxu fi dara. xam nga lan la Macky Sall il est le père de la nation. moom moo war a génn. est-ce que du moo ko délégué toog wax ak askan wi. délégué moo fi jaadootul mais boo demee ba sam réew di tàkk jëppet la war mooy yow ma nga xam ne yow yaay père de la nation nga ñëw toog wax ak population bi ñépp xam ne lii moom nga teg ci table bi. ñu nga wax ak ñoom lu mais li muy wax ak ñun moom. xam na ko li ministre bi wax rek lay wax. li ministre bi wax bu ko waxee àdduna yëngu parce que ministre bi li mu fi wax dara teguwu fi. ministre bi lu mu fi wax. xoolal mënuma ñëw sur répétition. appel à la retenue mais li ministre de l'intérieur moo yor suñu kaaraange kon jot na bu ñu gisee kaaraange gisal faa ñoo mën nañu ku jàdd yoon dañ la teg ci yoon. moom dafa ñëw yokk xar mi karaw. ku jàdd yoon dañ la teg ci yoon loolu mooy yokk xar mi karaw. dafa yokk xar mi karaw moom ministre de l'intérieur moom waxu fi lenn loo xam ne lu nit ñi mën a jàpp la wala lu nit ñi mën a dégg. discours bi ci laay ñëwaat ministre de l'intérieur moom nee na xëy na li ministre bi wax kenn mënu ko dégg man nag jàpp naa ne ministre bi ci rôle am la nekk moom mooy ministre de l'intérieur mooy suñu kaaraange kon nag bu ñu demee ba suñu kaaraange yi nekk ci risque war na mën a génn mën a ñu ñi nga xam ñoo indi jafe-jafe yooyu des na leen jël teg leen ci yoon xanaa. waaw mais ministre bi tamit nag li mu fi wax c'est trop vague parce que ay nit ñoo ko doon déglu doon ko xaar ñëpp xaar ñu ko woon ci discours bii nii discours bu gàtt. ba pare en plus wax ji salfa ñoo na kenn xamul fan la jëm kenn xaaru ko fi woon nit ñi dañ doon toog di xaar discours boo xam ne da ngay déglu sax ba mujjee sonn nga dem mu ñëw daanaka même pas se présenter salaamaaleykum sax mel ne comme si ay animaux lay waxal nañu waxante dëgg ñëw wax discours français bi ak olof bi mooy loolu kenn xamul jot na ci boppam mais c'est ça jot na ci boppam président de la république Ndeye Mbiliki moom mi ñu jiite Sénégal xam ne tey jii bu ñu nee Sénégal turam la ñuy njëkk a wax doon cee teg ñi ci des. man xam nga lu ma jaaxal président Macky Sall su génnoon lan la mën a wax lu uute ak li Antoine Diome wax. mais mën na wax lu uute ak lu mu wax parce que yemul ak Antoine Diome du président de la République. moo yor suñu kaaraange te suñu kaaraange ma nekk en jeu. mais ku ne ak fa nga côté ba nga placé woo ak la nga fa mën a waxee tey président bi am na nu mu doon génnee présenté woo ko dina bu waxee ñu bari dañ dellu ginnaaw ko nekk kat. président de la république wax na lii kon nañ leen wàññi lii mais dafa mel ni affaire bi daf ko neex dafa mel ne moom tey ku yor commandam di zappé di xool sénégalais li ñuy def mu neex ko foofu lañ koy jàppee parce que en tant que président de la république bu sa réew di tàkk di yëngu da nga war a génn même bu nekkee benn 2 minutes nga ne sal wi nangam ak nangam ñu ne kat président wax na coow li ba mu commencé ba léegi gisoo président fu mu génnee gisoo fu mu waxee. premièrement foofu noonu lañ njëkk a xamadi ñun ban pays lañ nekk
nous sommes dans quel pays. mais nag ak lu mën di xew man nañ jàpp ne même président bu waxut gis nañ benn par benn ay institution ci réew mi ñu ko jiite di wax ak ñun wax naa la sànq ne la ministre de l'intérieur gis nañ démb président conseil économique social environnemental Idrissa Seck génn na wax ak askan wi. soo ñun dégluwuñu ñooñu. lu tax père de la nation la ñu soxla. non mais taxawal dama ne la Idrissa Seck nag kilifa la ci réew mi. waaye mani sa kilifa la yow. non ñun suñu kilifa la parce que dafa yor suñu institution yor suñu budget ak lépp. mani ñun père de la nation la ñu soxla ñun président la ñuy déglu moom mu ñëw toog wax ak doomu aadama yi yow tey supposons sa kër bu amoon jafe-jafe ci sa biiru njaboot yow da nga toog dem woowi fële Matar ni ko kaay nga dem lijjantil ma sama waa kër ndax sama xarit nga ñooy ànd. yow responsable bi nga xam ne yow yaa moom sa kaaraange kër yaa yilif sa njaboot yow yaa war a mën a toog jël say propre responsabilité taxaw wax ak sa njaboot xamal leen ni nii ak nii la fi mën a demee nit ñi wax la xam nga doléance su nit ñi li leen métti lépp xam nga ko te xam nga ni lépp yow yaay ki xam ba taal bi nga ñëw fay ko loolu mooy dëgg ñun moom la ñuy xaar ci moom mais xaaruñu que mu ñuy indil ay ministre de l'intérieur ak ay soow di ñëw ñun soxlawuñu yooyu ñun président lañ soxla. est-ce que moom war na mën a wax comme que yéen ne jàpp ngeen ne moo xam taal bi nan ngay xamee taal ba pare génnaat di wax. kilifa jóg yow say kilifa ah kilifa yépp kilifa diine yeeg kilifa aada yeeg ñépp wax nañ. mais est-ce que ak lu mu bon nga mën a sax jox ñooñu cër. jox leen seen est-ce que mënuñu nangu ne président Macky Sall ci logique am la nekk bu fekkente ne waxoon nañ ci bu njëkk ne affaire bi c'est privé yoonam nekku ci dégg nañ ko France 24 RFI mu wax loolu ñëpp dégg. mais yow mi may jox question boobu sax yow yaa ma gën a xam ne affaire bi du privé. mais dama ne moom ci logique am la nekk ndax waxoon nañu loolu bu yàgg. waaw mais na jàpp ci privé boobu léegi mu toog dem moom nekk ci jàmm. population bi nekk ci finna ba xam loolu dina saafaraal mbir mi walla déet liy faytaal bi daal mooy moom miy njiit li jiite réew mi na ñëw toog wax ak réew mi teg fi condition yu leer nit ñi xam fi ñu jëm mooy fan mais lii moom fayul taal bi. mais nag ak lu mën di xew. En tant que citoyen sénégalais ñun ñëpp war nañ mën a tiit ndaxte man samay at bariwul waaye li ma gis fan yi maa ngi koy soog di gis. waaw mosula am moom. kon est-ce que nag jàmm ji ñun ñëpp war ñu mën a de tous les bords ñu seet nañu ko amee. fi ñu toll nii jàmm ji ñëpp a ko bëgg ndax doomu aadama yi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan métti nañu ndax ay yaay lañu métti nañu ba mu fu métti di yem dégg nga mais nag. lum ñu naqari te ñi nga xam ne ñoom ñoo yor volant bi nangu ñoo arrêté dañuy accélérer la cadence toujours loolu ñun suñu xam-xam du ci bari ñi yor volant bi daal ñoo mën a freiner rek su ko defee nit ñi mën a nekk ci jàmm. li ma ko waxoon laa lay wax est-ce que jotul tamit moo xam ñoom ñu ngi nekk ci kujje gi di tàngal nu mu gën a tànge ndax ñu ngi ci seeni marché ak yu ni mel. ndax tamit ñoom ni jàmm waree président Macky Sall ñoom warewu leen noonu. ankay war na leen noonu de mais ci kaw tamit président Macky Sall jug woote jàmm parce que boo jiitee am pays lu toll ne pays muy Sénégal tamit teg ci dangaa war a wane bon exemple bu nekkoon bañ ne càpp dafa jug def benn discours am même bu dee bu gàtt te am solo sax moo gën bu gudd te waxoo fa lu kenn mën a dégg nga ne teg nit ñi ci condition yu leer wax lii ak lii ak lii. ñu man am duñ bàyyi au moins buñ jógee ba tey war a def dara lu bon ñu bàyyi xel que ni que kat président jug na dalal na xel yi nangam ak nangam parce que mbir mi lenn moo tax mbir mi bu difficile à régler politique gi ci laxasu parce que mën naa ne jamono jii nii looy def rek politique dugg ci xamal ne dina yegg foo ko dul foogee parce que li ma wax sànk rek bu nekkoon koo xam ne la kenn xamu ko wala nangam ak nangam kooku lijjanti nañ ko jeex na mais fi mu toll la. parce que Sonko instant bi day concurrent wu Macky boo xam ne moom doo nga fi sës moom kese fi sës te sànq seen biir wax ngeen ne Macky soxlawul 3e mandat tey bu soxlawul 3e mandat tey bu jëlee Sonko ne ko ràpp ci kaso bi tëj
kan la fi nekkal comme concurrent. xam nga li tax ñu ne 3e mandat président Macky Sall mën nañu ko ci génnee moom ci làmmiñam mësta wax ne daf koy def te nee na ay naataangoom bu ñu kenn wax mais nguur moom kenn du ne la doyal naa ci dakaa wax nii rek pour fëlafe nit ñi mais bu ñu ko joxoon ba 5e mandat sax bëgg na mais liñ naan wax bal la bu xasee génn jeex na xañ na bu yëgoon du wax loolu que ni que ñaari mandat la fi def parce que tey jii nii mën naa ne wax boobu échappé na ko même tey bu bëggoon toog ne 3e mandat la def archive yaa ngi fi mën nañu ko génneel parce que sénégalais moom léegi looy wax nay leer fii ba 2030 mën nañu la génneel say archive soxna Codou beneen affaire boo xam ne tamit bëgg naa ñu waxtaan ci am na ay jigéen ñu bokkoon ci yéen fukk ak juróom-ñaar suma juumut ñu jàppoon leen dugal leen ci kaso bi loolu yéen femmes yi dëkkee Touba te bokk ci Pastef dégguma leen ci benn yoon ngeen wax loolu tamit noonu ko dundee si c'est que ñun suñu position moo xaw a doy waar parce que dañoo nekk ci ville sainte boo xam ne bii nii ñun ci ndigal la ñuy dem dañoo am ay kilifa te ku ne xam na ni Touba jàmm rek moo fi war di dox loolu mooy sababu mënuñu cee def benn action ña nekk Dakar la ñu mën ña nekk Diourbel mën ko fekku ci waa Touba ndax ba ñu jógee am na kilifa goo xam ni dafa intervenir ni mënul nekk ñu xam ni carrément waaw kilifa la ci dëkk bi non pas coordinateur mais kilifa gu mag la kilifa la ci dëkk bi bu wér a wér loolu dëgg la mais nag moom it kilifa ci moom moo wëlbatikuwaat di ñu loolu ngeen teg ko ci suuf mënul nekk fii dégg nga mais nag du tee dinañu def suñuy point de presse wane suñu naqar wane ni carrément ñu ngi leen di soutenir bu baax affaire bi métti nañu waaw ndax bu ñu jëlee sa coordinatrice au niveau national ni ko ràpp ci kaso bi ak ay yeneen partenaire loolu neexul daal ku ne xam na ni neexul mais nag ñun suñu position moo métti ndax déjà tey bi ma waree ñëw maa ngi jot sama benn tante boo xam ni enseignante la mi ngi à Mbacké may profito di ko nuyuwaale bu baax sama tata boobu nee na ma jéem leen a fexe ngeen wax luy indi jàmm ndax fa ñu war a xeexee yegseeguñu fa ma ne ko te ngeen ñaan yéen tamit ndax yéenay suñuy kilifa mais ngeen ñaan ba ki nga xam ni moom fi mu ne ngëj dafee dëgër pointé wu fi te ne du fi jóg mu deqati ko fi mu taxaw bu fa jógee rek lépp jàmm ndax ñun moom suñu kuddi jàmm la ràcc mais nag ak jëlal ñu Sonko nag ni ko ràpp ci kaso bi kooku moom duñ ko accepté par A ou par B duñ ko nangu mais Sonko am na ñeneen ñu dugg kaso ñu dul moom mais ñooñu ñu dugg kaso ñu dul moom da dul Sonko wala ñoom ay seeni militant xëy na li ñu tuumaal seen leader dafa bokkul ak ñun li nga xam ni moom la ñu tuumaal suñu leader. dafa ne soxna kon da ngeen xaw a radical bu ëpp nag. non pas loolu demeewul noonu mais ñun bëgg nañu lépp loo xam ne lii da nga koy teg ci suñu ndodd muy doon tuuma yoo xam ne yi dafa leer wala nga laale ca mais sos moo metti sos yi ci boppam moo metti léegi sos nag boo bàyyee noonu mu jàll day yomb torop man bëgg naa man boo may teg ci ay conditions nga teg ma nga téye ma ci loo xam ne lii dafa doon loo xam ne lu ma def la mais laalewuma ci dara nga ñëw sosal ma loolu ba pare ñëw bëgg maa jaay doole néewal doole googu moom moo fi jeex apartheid daf fee jóge affaire esclavage jóge na fi jeex na tàkk yooyu maam ña ñoo ko doon dund mais pas maintenant léegi suñu liberté égalité la ñu am te doomu aadama duñu ko xañ fii ak ñu ngi ci suñuy dëgg nekk ci suñuy droit duñu nangu kenn ku taxaw ci suñuy 18. ñu profité di waxaale li mu wax sànq ci wàllum dëkk beeg manifestation yi bi santaat sëriñ bi ndax kenn ku ne gis na déclaration bi nga xam ne defaat na ko ci woowaat taalibe yi nekkee ci dëkk bi di leen xamal ne dëkk bi moom kenn du fi def loolu amaana ku dem ba mënoo koo ñàkk a def sax nga génn defe ko ca biti sëriñ bi watawaat na ci loolu ñu koy fàttali mboolem taalibe yi nga xam ne kon ñoo nekkee ci dëkk bu sell bii di Touba. awa dégg nga gis soxna si li muy wax dafa mel ne kon daa mel ne ñoom jàpp nañ ne ngir jàmm am mooy président Ousmane Sonko génn kaso. waaw ne kay ka tax nga jug di manifester wu ka tax nga jug di wane sa naqar tey boo sañoon kenn du la ko ràppal tëj parce que Sonko am na fu mu leen toll am na lu mu leen defal te ñoom tamit
mën nañu taxaw tey jii donte du ñuy avocat mais mën nañ ko juger parce que nit ki il faut nga nekk ak moom pour xam ko à 100%. non man nag bëgguma ñuy dugg ci au fond du dossier ndaxte la ca biir moom ñun mënuñu ko xam ñoom dañuy politique rek. waaw mais la nga xam ne Ousmane Sonko def na ko ak defu ko moom moo ko xam. ak non non waxee ma côté boobu dama ne ñoom la leen Ousmane Sonko defal. ba mu jaral leen tey ñu taxaw fu ñu taxaw setal fa deram duñ nangu mukk nekk moo def ñoom ñoo ko xam. comprendre nga fi ma waxee waxuma pour setal Ousmane Sonko parce que loolu dañu koy bàyyeeg ñaka yooyu seen liggéey ñu def ko teg ko ci yoon man foofu laa waxee. soxna Awa man Codou jàpp naa ne tamit seen parti mi ngi ci tournant bu xaw a doy waar jamono ji seen leader xëy na mën nañu wax ne jàpp nañ ko ak ñeneen ñi nga xam ñooy bopp parti def nañ jamono ji bopp bi dañ ko dagg. non man pour man bopp bi daggul. ah jàpp nañ le président Ousmane Sonko jàpp nañ Birame Souleye Diop. ak Abbas Fall ñi nga xam ne ñu ngi ci kaso bi ñooñu ñu mën a jàpp ñoom ñooy bopp parti bi. mais ñooñu ñu jàpp du yàq ci suñu liggéey ak moom liggéey dara. ndax ñun ñoo ngi ak suñu gëm-gëm te duñu baisser les bras Birame Souleye dana génn képp koo xam ne kii jàpp nañ la lépp loo xam ne parti bi war na ko cee dox dinañ ko dox danañ ko wax ba lépp nekk en ordre. loolu mooy wax bi. daa mel ne ñu cëraloon ci waxtu li ci des bariwul bu fekkente ne bari na tamit xam naa ne du lool xam naa danañu ko signaler léegi dégg nga li mu wax man jàpp naa ne ñoom seen parti jamono ji mën nañu wax ne am na jafe-jafe awa ndaxte kilifa yi nga xam ne nekkoon ci bopp bi ñëpp jël nañ leen làq leen jant bi bu fekkente ne président Ousmane Sonko sax ñi ngi xaar luy foofu ab dossier am di mujjee waaye ñeneen ñi ngi mandat de dépôt ndax kon loolu mënul jur jafe-jafe ci seen ëllëgu parti ñoom. loolu moom jafe-jafe la parce que tey jii nii daanaka Ousmane Sonko même bu génnee te ñi nga xam ne ñoo nekkoon ku nekk ak dëkk ba nga ko taxawal ka fa nekk ñu jëlaale ko boole ko ne ko ràppate daanaka dootul am sens parce que Sonko mënul chaque jour mu xam vérifier ji ne Touba dem fa vérifier ji ne Dakar dem fa vérifier fii ñu ko fi toogal ñoo koy mën di coordonné tey nag bu ñu jëlee njiit yooyu noonu booy leen tëj même tey Sonko bu génnee du leen bàyyi ginnaaw il faut mu sóoraale que ni que am nañu bokk ci ñoom doon ko xeexal ba tey jii caabi fete leen ginnaaw kon tamit beneen liggéey lay doonaat ci Sonko ak ñooñu. parce que il faut mu delloo leen ndax ñooñu dañoo gore topp ci ay mbiram bañ jël leen tey jii nii nëbbu leen jant bi xamuñu seen njaboot reer nañ xamuñu ne seen njaboot añ nañ xamuñu ndax lañ leen nekkee. kon tey moom même bu leen fa bàyyee génn du toog ay loxoy kese. di leen seetaan. il faut que dina ci def kéemtalaay kàttanam pour ñooñu tamit fekk si ko ñu mën a liggéey ba 2024 liñ bëgg yàlla defal leen. soxna ko peut-être mu doon suñu dernière question yéen ndax réew mi nii mu jaxasoo bu fekkee jàmm amut boo leen jotee même boo leen jotee ci réew mi mën nañ jàppan di ngeen am jafe-jafe ngir liggéey ko ndaxte li fi am fan yi ci yàqu-yàqu gi nañ ko gis. waaw gaa moom yàqu-yàqu yu bari na metti na trop mais nag loolu du yàq ci liggéey bi dara ñun bu ñu jëloon réew mi tamit. ñun suñu système bi nga xam ni moom la suñu président tëral buñ ci jaaree lu ñu bëgg a liggéey ci Sénégal war nañ koo mën a taxawal na suñu moomeel dellu siwaat ci suñuy loxo rek heure bu dellu see ci suñuy loxo suñu moomeel bu tegoo ci suñuy loxo lépp lu ñu bëgg a def ci suñu réew dinañ ko ci def mais actuellement ñun dañ ñoo tënk ba ci baat. ñu bàyyi da nga tàggoo waxtu bi dex naa gàtt na waaye. waaw ma leen di jaajëfal bu baax. di sant di gërëm sant soxna Awa di sant ñi ci plateau bi ñëpp di sant waa Sénégal di ñaan yàlla na yàlla tuur jàmm rekk ci réew mi saafaraal lépp daal delloowaat suñu président ci këram ci njabootam réew mi dellu si ci jàmm. Awa ñu bàyyi la nga tàggu yow tamit. comme niñ ko defee woon rek di sant ak gërëm am contentement tamit bokk ak soxna Codou Ba mi plateau bi di rafetlu tamit ñu nangul suñu invitation parce que mën naa ne jamono ji yéen jot leen dina xaw a jafe parce que xat ngeen torop di la remercier tamit ci invitation bi nga ñu nongal di souhaiter aussi sama mbokku femme yëpp bonne fête comme que fête bi moom ren ji bàyyiwuñu ci xel waaw c'est ça mais ku nekk daal na nga ko féetoo sa li jaxasoo bari na quoi. waaw di la remercier yow aussi di am contentement di bokk ak yow plateau bii di Café Siweul. di la remercier bu baax a baax di remercier ñi jàppoon ci liggéey bi yëpp. jërëjëf.
jërëjëf soxna Awa ni mu ko waxee sànq soxna Codé ñu ngi koy sant bu baax a baax ndaxte invitation bi xëy na yeex na ci jot mais def na tout pour ñëw wuy si ñu sant jaarale tamit sant Babacar Sarr mi yor seen communication ci moom lañ jaarale invitation bi waaye bi mu eggee ci soxna Codé tamit yombal nañu ko ngir mu ñëw wuy si suñu plateau Café Siweul ñu sant gërëm mboolem ñi nga xam ñoo ñuy topp ñi nga xam ñoo nekk ci équipe technique bi liggéey bi rafet na lool ñuy fàttali mboolem si ñi nga xam ne ñooy topp siweul.net bu ñu demee Play Store dañ fa mën a fekk application bi bu ko defee ñu téléchargé ko benn information boo xam ne day jógee fii ci siweul.net du leen raw application boobu mi ngi ci Play Store di siweul.net kon na ko ñëpp bàyyi xel di site boobu nga xam ne luy information ko fa dugg da nga ko fa fekk gërëm mboolem téléspectateurs yi ni ma koy waxee saa su ne ñoom ñooy suñuy boss ndaxte ñoom ñooy ñi nga xam ne seen xel ak seen xalaat ak seen alal la ñuy jël def ngir man ñoo seetaan kon amuñu seen fay sant gërëm mboolem ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi joxante ak yéen dig daje beneen numéro altine incha allah rabbi